yi man la Binette Ngom maa ngi leen di nuyu from Los Angeles si sunukër.com la première radio africaine à Los Angeles. maa ngi am mbégte di dellu si waat fii si rajo bi tey di waxtaan ak yéen di remercier suñu auditeurs yi nag fépp fu ñu mënti nekk partout dans le monde ñoo ngi leen di remercier di leen ñaanal yàlla suñu borom bi si déglu bi ngeen toog tey di ñu déglu di ko def tout le temps nag amuñu seen fay yàlla suñu borom bi rek moo am seen fay yal na leen yàlla fayal fépp fu ngeen mënti nekk yal na yàlla defal leen jàmm defal leen salaam andi ay xéewal si yéen ak si seen njaboot musal leen si musiba ak balaa yi di xew si jamono yi ñu nekk nii. tey nag am nañu benn guest bu ñuy wax Ben Fall dinañ ko présenté incha allah si kanam su ma sant yàlla suñu borom bu pare julli si yonante bi di ñaanal waa Sénégal gi yépp fépp fu ñu mënti nekk ak màggal gi nga xam ne moom la ñuy dëgmal di ñaan yàlla mu def si jàmm di ñaan yàlla suñu borom bi yàlla nañ ko màggal si jàmm ak salaam yàlla nanguñu bépp ñaan bu ñu fa ñaan ñun ñëpp ñu jariñoo ko ndax ñun ñëpp ay jullit lañu moo xam laayeen nga nekk moo xam murit nga moo xam tijaan nga ou bien ñaasaan nga nekk ñun ñëpp ay jullit lañu loolu mooy first. bon nag comme li ma wax sama émission yi passé rek bu dara xewee Sénégal ñun ñëpp ñoo si war a jàpp ñun ñëpp ñoo war a ñaan ñun ñëpp ñoo ko bokk yal nañu yàlla boole xéwal yi ñun ñëpp di leen remercier nag partout. damay bàyyi rajo bi mu nuyunte ak suñu auditeurs yi après nag ma commencé émission bi. asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ki nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baal aussi yàlla nañu yàlla boole jéggal yàlla nangul ñu màggal gi nga xam ne moom la ñu nekk nii yàlla ñu yàlla nangul képp lu fa nit ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu yàlla wàcceel ñu jàmm ci suñu réew wàccee jàmm ci àddina bi yëpp. ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi leen nuyu te di leen ziyaare. jërëjëf xam. ok Rabi thank you so much suñu show bi tey bi nag bala may commencer show bi damay présenter li nga xam ne mooy livre bi nga xam ne moom laa bind presque plus de 5 ans may bind livre bi yàgg na de 5 years nga koy bind lu tax parce que juddoo ma Amérique dégguma làkk bi may ñëw fii français laa fi ñëwee mais damay ñëw ak goal like every immigrant bu nekk rek dugg nga États-Unis ak goal ma jóge Sénégal bàyyi fa lu ma metti lu ma daan dox di ko naxarlu te peut-être presque ñu bari xamuñu ko woon muy lan taalibe yi si metti yi ma ko doon souffrir may gis jigéen ñi aussi du souffrir sama yaay exemple la si ndax sama papa dafa teel a gaañu te loolu ñu bari mën nañu relate to those stories mais ñu koy dox waale suñu naxari dañ koy dox waale di dox ba dugg États-Unis gis dëkk bi ni mu mel gis opportunité yi mais ba tey I was working with my dream ba tey dream baa ngi sama xel ne man mi bëgg naa def dara pour taalibe yi si mbedd yi parce que metti nañu ñun ñépp nag te Sénégal yi may waxal yépp même chose bi la ñuy def affaire bi vraiment mu ngi commencé di ñu traumatiser suñu dëkk ni muy demee soo ma ñëw fi ak goal boo xam ne li ma bëgg mooy build a shelter for the children mooy goal bi ma duggee États-Unis mais ma xam ne salaire du ma ko may ma xam ne njaboot gi dina la jàpp ma ne est-ce que mën naa créer loo xam ne ku nekk bu su dugalee même bu dee $1 sax ma boole ak Sénégalais yi ñun ñëpp ñu bokk liggéey def dara si suñu dëkk yàlla dimbali ma am xalaatu bind livre bi nag bind naa ko si 2 ans laa ko bind mais ba ma ko joxee sama publisher bi daf ne ma kenn xamula si dëkk bi mënuloo ñëw rek bind livre dangay ñëw nga wax ñu yow yaay kan si laa delluwaate moo tax livre bi jël temps may sant yàlla nag si bi mu paree livre bi nag boo ko xoolee tey boo gisee cover bi loxo jigéen laa jël mu entouré monde bi kooku message la si sama mbokku jigéen yi li ëpp si sama message si livre bi pour jigéen ñi la jigéen mooy defar nee nañ bu jigéen baaxee lépp mën na baax donc sama message mooy woo jigéen ñi ñu booloo nekk benn liggéey jàppale suñu dëkk góor ñaa nga fa woo naa ñëpp si lañu bokk mais jigéen ñun ñooy jur ñun ñooy fiil am na feeling boo xam ne ñun ñoo ko am si suñu njaboot ak si suñuy frère ak si suñu jëkkër kooku yàlla moo ko def kenn mun si dara
moo tax jigéen dafa am solo lan mooy titre livre bi Becoming an Angel of Change mooy nga deviens un ange de change. Changement bi dañu war a commencer di changer si suñuy xalaat te changement du commencer lu dul si ñun la changement di commencer si sa bopp yow si sa bopp c'est le changement di commencer soog a dem si sa njaboot soog a dem sa mbedd ma te il est temps que ñu changer ndax jamono baa ngi changer jamono bi metti na suñuy doom yi vraiment bu ñu sañoon ñu nekk sa kaw mais loolu c'est possible mais lan lañ koy mën a nekkee ba mu am mooy que ñun ñu toogaat xoolaat suñu bopp assess suñu bopp that's what the book is about mooy assessment boobu may wax 3 parties la première partie bi is about my story in Sénégal il faut nga wax leen sa bopp deuxième partie bi mooy suñu histoire fii si États-Unis France extérieur képp ka nga xam ne immigrant nga li ngay dem through te mënoo ko nettali mu metti lool nga di ko doxuwaale di ko tëdduwaale immigrant kenn mënu ko nettali nit especially boo amee njaboot nag metti na yenn saa yi nga bëgg takk say bagage delluwaat dem ñibbi mais ngor jàpp la nga am ñu la yaakaar Sénégal nga xam ne sedduloo fa dara pour mën a dellu toog nga continuer metti bi continuer di muñ mais aussi continuer di jàng si sama show yu passé yi wax naa loolu nee naa si bitim réew ngay jigéñee yàlla suñu borom bi benn façon jigéñe boo xam ne doo ko mën a expliquer nit ndax wéetaay bi ndax yàlla suñu borom yenn saa yi si wéetaay boobu si la ñuy wan loo xam ne boo nekkee si mbooloo mi doo ko gis moo tax wéetaay boobu opportunité la si sama wéetaay boobu si naxar bi si ronga ñu metti si ngay toogee sa xel di naaj loolu moo waral livre bi nag lii copie buñ ma envoyé la dama koy présenter léegi mais dans 1 mois ou bien même less d'1 mois incha allah di ngeen ko mën a jënd dinaa dellu siwaat bu génnee pour ngeen mën ko jënd dinaa dellu siwaat def si émission spéciale fi ngeen ko mën a jënde Amazon Barnes and Noble fi ngeen ko mën a jënde lépp lu ngeen si def aussi xam leen ne góolu book bi mooy dem si foundation Family Bridge Foundation ak beneen foundation tamit nañu jàppalante pour que ñu defar Sénégal na foundation yi bari na groupement yi bari nañu jàppoo loxo yi wër monde bi suñuy loxo la monde bi suñu monde la ñun ñoo ko mën a defar mais suñu Sénégal gële dafa tuuti 14 millions de personnes bariwuñu te Sénégal ay borom xel kese ñoo fa nekk Sénégalais kenn gënu ko yeewu si àdduna li ñu manqué mooy organisation nañ leen organiser wu boole suñuy effort boole suñuy ñaar dërëm ak suñuy ñetti dërëm dimbalinte si suñu biir loolu mooy góolu bi ak lan laa jàng fii si États-Unis lu ibbi samay bët ibbi sama maayin naka la nekkee lan laa si def naka la ma dimbalee nan laa ko appliqué si sama njaboot aussi loolu yëpp mu gis livre bi di ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla yeggali mu génne bon ñun ñëpp ñu mën ko jariñoo mën ko utiliser pour vraiment go toward lu positif si suñu àddina yal nañu yàlla jàppale ñun ñëpp Sénégalais macha allah fépp fu ngeen mënti nekk I am very proud groupe jigéen bi ma bokk tey ñu koy une sénégalaise aux États-Unis I am very proud of you ladies nañu jàppalante maa ngi aussi jaaree am nañ si benn sénégalaise bu ñu annoncé si suba ne dafa génne àddina ñun ñëpp si groupe bi ñu ngi koy mettitlu di ñaan yàlla suñu borom yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana incha allah lépp lu ñu si war dinañ ko si def bu boobaa incha allah si page bi gis nañu information yooyu yëpp te dinañ ko share. léegi bu bëgg bi passé nag immigration bi may wax si livre bi presque partie immigration bi presque moo ëpp si book bi li ma bind foofu moo ëpp lépp moo ëpp partie numéro 1 moo ëpp partie numéro 3 numéro 2 mooy immigration bi mooy li nga xam ne mooy suñu thème tey ñu invité suñu frère suñu xarit koo xamante ne kii mu ngi fii si Los Angeles di liggéey bu rafet yëngatu si communauté sénégalaise yëngatu si développement Sénégal ñu koy wax monsieur Cheikh Ben Fall benn nag moom la ñu invité tey pour ñu ñëw waxtaan ak ñun si mbirum immigration mbir mu yaatu la mënuñu si waxtaan rek benn show comme yeneen sujet aussi yi ñu fi waxtaanee yenn saa yi li ñu si war a wax dafay bari immigration moo ngi changé bu jëkkoon bu pour nga génne dëkk dugg dëkk is not a problème amul woon problème mais léegi y a tous les problèmes du monde pour nit génne benn dëkk dugg si beneen dëkk
dëkk yu mag yi ñu nekk nii ñu ngi tëj seeni frontière rey yi bari na étranger yi di dugg bari nañu boo demee si suñuy dëkk aussi la même chose ñu ñuy ñafee pour génn Sénégal dem faneen noonu la am ñoo xam ne ñu ngi ñafee pour génn seen dëkk dem Sénégal li ñuy doon wax léegi rek benn nul n'est roi chez soi ñun dafay bàyyi di demee am na ñoo xam ne seen dream mooy ñëw Sénégal mais lan moo tax immigration am ay problème léegi parce que yu ñaaw yi nit ñi di def dafa bari nit ñi antalatuñu immigration benn bi léegi lan mooy solution bi mooy li ñuy bëgg waxtaane tey ñu toog xoolaat suñu dëkk xoolaat lu ñuy def xoolaat naka la ñuy dimbalee les jeunes du Sénégal si Sénégal googu ñun ñi nekk fii organiser wu ñu si bari bëgg nañu ñibbi ku ne xam na ne Sénégal neex na mais boo demee si dëkk ba am fa njaboot ga juddoo fa dëkk fa di làkk-làkk ba pour nga déplacer wu génn ambassade doom dellu dafay metti mais ku ne xam na ne Sénégal neex na te bëgg nañu delluwaat suñu dëkk mais bëgg nañu mu mel noo xamante ne lii ku fa dugg ne macha allah te loolu il faut ñun sénégalais yi ñi nekk Sénégal ñi nekk bitim réew ñu booloo organiser wu dindi orgueil bi si suñuy xol fas yéene liggéey ensemble accepter ku ne accepter sa morom ku ne xam ne sa morom li muy def yow moom nga bëgg a def te lépp c'est pour le développement du Sénégal te pour le développement du Sénégal nag pour mu nekk il faut ñun ñëpp ñu teg suñuy doom si suñu kanam lan la ñu bëgg pour la jeunesse sénégalaise ñu dimbali leen jàppale leen liggéey ak gouvernement bi fa nekk liggéey ak association yi fa nekk ba nga xam ne immigration bi bu boobaa du metti comme ni mu mettee nii image yi ñuy gis si bitim réew mu nekk ay nit ñu jóge seen dëkk bëgg a dugg si yeneen dëkk image yoo xamante ne mënuñu ko nettali si àddina ñaaw na metti na si xol lépp ndax bëgg a génn sa dëkk dem beneen dëkk te xamuloo ndax dañ fa fekk dara xamuloo ndax boo amul këyit lan nga fay fekk loolu yépp nekk loo xam ne ñii bëgg ñëw duñu ko comprendre ñun ñi fi nekk nag tey loolu la ñuy waxtaane ak monsieur Ben Fall ñu bàyyi benn mu présenté boppam après ñu commencé waxtaan bi jërë ngeen jëf. jërëjëf Binta jërëjëf suñu kër point com merci encore de me donner l'occasion de revenir sur le plateau et puis Binta di la féliciter si sa livre bi vraiment félicitations et puis bonne continuation et puis di ñaan suñu mbokku immigré yi tamit ñu jàpp si livre bi ñu jënd ko wax seen xarit aussi ak seen mbokk ñu jënd ko rien que pour jàppale ko si cause bi nga xam ni moom moo tax livre bi mu bind ko muy tout juste pour l'appui des talibés yi nekk Sénégal ko loolu mu nekk loo xam ne si yaakaar naa ñun ñëpp en tant que doomu sénégalais ku dox si mbedd Dakar wala mbedd sénégalais si laay wax suba teel wala timis wala guddi wala yenn heure yi soit da nga léegi ay talibé yi nekkuñu talibé suba teel léegi talibé yi n'importe quelle heure buntu club yi sax wala banque yi wala aéroport yi sax ña nga ko fees teel donc mu nekk benn affaire boo xam ne si daw maanaam ku képp kuy Sénégalais rek boo ko xoolee image boobu rafetul xëy na dafa dem loo man nekk loo xam ne si xëy na ña fa toog dañ kaa miin ma nga xam ni jaaxalutu leen mais ku gën ñetti fan Sénégal boo ñëwaatee boo ci tegee sa bët par rapport li xew si yeneen dëkk yi da nga xam ni lii am na nekk na loo xam ne si war nañ cee jóg parce que talibé yi c'est la plupart du temps ay xale la ñuy doon que xale yi ils sont vulnérables amuñu maanaam bu dee xale yi ki leen di yelwandoo wala def talibé kooku moom moo am ndogal si ñoom que xale yi gisul ndey gisul bàyyi war na am beneen gouvernement wala ay organisation yoo xam si war na ñoo tax di xool xale yi bu baax a baax ndax xale yi kenn du leen torturer wala ils sont seen côté santé wala seen côté lekk wala njàng bi nga xam ne sax moo tax moom la ñu mbubboo taalibe yi ndax loolu xale yi ñu ngi jàng parce que xale yi war nañoo comme si war na tax di leen seetu parce que amuñu parce que même seen sëriñ wala di leen di wax soi-disant sëriñ bi dañu leen terroriser ba nga xam ne xale bi du même bu dee day souffrir ay métti du ko mën a wax. beneen affaire boo xam si tamit si danaa ko yokk aussi côté talibé yi pour man dafa nekk loo xam si nan nga mën a gisee ni ko xam si mu yoree lu mat 20 xale que pourtant amul benn membre du gouvernement boo xam si mën na taxaw ne xale bi kii mooy bàyyam wala xam ne fii la jógee wala ndax waaye ji yore xale ji ndax légalement dafa war a yore xale yi ñun leerul dara leerul
ñu waa yore taalibe yi moom taalibe yi si kidnappé wu leen. dëgg la. mën na am. dëgg la. parce que xale yi la plupart làkk bi ñuy làkk yow déggoo ko. xamoo fu ñuy jugee. donc rien ne nous dit que xale yi waa ji juróom ay xale. doomu jàmbur kidnappé leen. comme que tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent il les si grande ville yi. di leen yalwaandoo. personne ne s'est jamais aventuré wala poser la question est-ce que xale yi légalement waa ji di leen yalwaandoo wala di leen gérer moom war na leen yoree ndax ak effectué avec l'utilisation de leurs parents. parce que léegi dafa nekk benn source of income bam si. dañoo bëri ci dëkk bi ñaari kër goo gis muy commencé tabax eggagul yàgg fa nga xëy suba jaay da ko daara waaye am ko fa dëkk. yor na ay taalibe di xale di yoraan te pourtant personne ne contrôle les enfants. dara leeruñu si xale yooyu ndax ku leen fu ñu jugee. ak ndax parce que ñu naan xale yi naa ay Niger la ñu jugee wala ay Guinée Bissau. mais est-ce que na ngay jugee dëkk ak dëkk yore ay 20-30 xale. kenn amu ci këyit. que yow mënoo justifier ni yow xale yi yow légalement yow yaa leen war a yore. alors que école tubaab yi booy jàngi da ngay dem indi say këyit. ñu xam la ñu xam ne yaay kan yaay doomu diw. xam say parents. bu dara bu dee dafa am maître bi lu ko naqari mu mën a joxe convocation parents yi ñëw. mais du côté. amul loolu ko donc loolu c'était tout juste pour faire un appui si affaire si sa livre bi. pour te dire rek dafa nekk benn sujet boo xam si vraiment képp ku am doom. nga xalaat ni gis ay taal bi xam ne kii mënoon naa nekk sa doom wala yow mënoon naa nekk yow. boo ko xoolee nii du yoon. war nga am sa kàddu war nga cee yëkkati. donc encore une fois merci beaucoup pour le livre merci. Voilà. Rabi, do you have something to say? waaw ci affaire kii boobu. ci affaire first of all sax. congratulations man sax duma la congratuler. tu vois. parce que bi nga ko yàggee def dafa yàgg trop. xam nga maa ngi nekkoon aussi au courant. ci bi ñu koy def bi ñuy waxtaan ak tout ça donc sérieusement sa hard work. xalaat naa ne dina pay off one day incha allah taala. yàlla na si ñëpp jàpp nag na ñëpp jàpp na ñëpp jënd livre bi na ko ñëpp jënd. parce que ci cause bu baax rek lay dellu. ci cause bu am solo lay dellu. mooy cause taalibe yi ak foundation bi nga xam ne non seulement du taalibe yi rek mais foundation boo xam ne aussi. mi ngi jàppale xale yi nga xam ne ñi ngi bëgg a jàngi. te amuñu ku leen fayal. ñi nga xam ne dañu feebar mu leen dimbali ci ay ordonnance. donc Family Bridge Foundation dafa yaatu. xam nga dafa yaatu donc ku mën a participer nga jënd ci book bi wala nga participer online dem Family Bridge Foundation. .org nga donate. yooyu yëpp dafay nekk ci benn cause bi rek. macha allah donc yàlla na si yàlla jàpp ba mu dëgg ba nga yëg ko ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin amiin amiin. donc Ben ñu ngi lay déglu ci plateau bi ci affaire éducation incha allah taala comme ça dañ indication yi lay doon. jërëjëf waaye Ben immigration comme li ma wax léegi rek rëy na bari na ay domaine jaxasoo na metti na aussi ñu bari ñu ngi Sénégal xamuñu lan mooy immigration nañu génne rek mais xale yooyu nga xam ne ñoo nekk Sénégal nga xam ne seen maay génn rek moo si nekk ban message nga am pour ñoom pour commencer ñu commencer si immigration bi. d'accord jërëjëf Binta bon pour immigration man li ma ci xalaat mooy dans un premier temps xale yi. lan moo leen di causé ba ñoom ñëpp ñu bëgg a immigrer. par commencer par ñun. ñun lan moo ñu poussé woon. ñun ñi immigré lan moo ñu taxaw na immigré. mais boo xoolee li ñuy taxaw na immigré ñun ñi nga xam ni par exemple. def nañ ci dëkk bi par exemple presque plus de 20 ans. jëm bientôt 25 ans. pour être correct donc dans les années 80 wala 90 ñun ñuy génn. ak peut-être xale yi di leen tax a génn léegi toujours c'est différent c'est toujours différent. donc loolu c'est cette question pour man loolu ñu la njëkk a posé mooy qu'est-ce qui pousse aux jeunes de vouloir quitter le pays. mooy raison yi. mooy les raisons. parce que xale yi boobu bu njëkk ba y avait le mythe. da nga bëgg a dem Europe parce que Europe. ñi image yi ñuy wax si Europe. xam nga le mythe dafay da nga koy bëgg a découvrir. xam nga. donc mais léegi avec l'internet avec social media donc image le mythe là n'est pas tellement ni ko comme avant quoi.
donc mitu Amérique wala mitu Europe kooku booy léegi xaw nañu ko diversifier. donc c'est pas ça. donc lan mooy les vraies raisons. loolu la ñu war a xool. la plupart peut-être c'est des raisons il peut être des raisons volontaires. comme involontaires. parce que involontaire bu dee da nga dëkk boo xam si dafa nekk dëkku guerre. c'est pas le cas chez nous. wala nga nekk dëkk boo xam si peut-être ay religion problème religion. yooyu mën na tax ñoo xam si mën na immigrer. mais ñun peut-être suñu problème au Sénégal peut-être mën naa ni problème économique la. jeunes yi dañuy génn parce que ils se sentent pas. yaakaar ni amuñu benn yaakaar ci seen gouvernement. ci seen peuple. te bëgg nañu tekki bëgg nañu tekki. bëgg nañu tekki et puis dañuy gis seen morom yi. bon ñi jot tukki. ñoom ñoo fay ñëw am loo xam ne si. xëy na dalay yàgg wala saa mu gaaw wala mu yàgg mais ñoo fay ñëw def teraanga yoo xam si sagal seen i waajur yoo xam si. ñoom tamit jom bi ñu am aussi moo leen di pousser parfois aussi il faut faire la même chose. ñu bëri jom moo leen tax dañuy juddu gis bokk si ay famille boo xam si dafa ndóo. wala yenn saa yi sa famille sa du ndóo mën nga judd famille boo xam si aisé pas bi daan def lépp. nga dem ba si biir paa bi mënatul. wala yow sa volontairement nga bëggal sa bopp nga ni man damay dem dama bëgg ñafe parce que sa réew tamit peut-être offrir la. opportunité bi nga xam ni yow mën nga fa toog am li nga bëgg. donc loolu mooy peut-être parfois loo xam ne si mën na pousser yenn jeunes yi ñu bëgg immigrer. mais léegi immigration dafa changé. bokkul comme avant. avant les portes étaient ouvertes. am na dëkk yu bëri da ngay ñëw dugg parce que immigration aussi ñoom daf leen di arrangé. pays host bi. pays bi recevoir immigré yi moom am na temps immigration bi daf ko arrangé woon. parce que jamono yooyu affaire industrie la woon. donc nit ñi da ngay waay boo ñëwee. léegi ñu lay profité di la fay salaire boo xam ne si européen wala américain bi du ko nangu. donc ñoom dañ ci sur le plan économique. pays bi nga xam ne moo doon recevoir immigré dans les années précédentes ñoom dañu daan profiter si immigrants yi. mais léegi liggéey yu bëri fu immigré doon def liggéey doole mën a léegi c'est électronique. wala technologie bi dafa changé. donc ñoom demande bi ñu amoon bi ñu soxla woon avance immigration bi nga xam ne dafa la doon arrangé parce que ndax main-d'œuvre bu yomb. ñoom léegi machines yi ñooy def liggéey boobu. comme machine yooyu doo ko fay benn yoon nga xëy defar installé ko et puis c'est fini donc bu gisee léegi ñoom ñuy repousser immigré yi léegi parce que soxlaalu tuñ leen il en a plus besoin moo tax boo gisee immigration bi métti léegi loolu moo tax parce que mais immigré yi ñiy gën par exemple volontairement ñi nga xam ne par exemple dañoo am xam-xam am nañu xaalis mais dañoo bëgg a génn parce que toujours dañoo bëgg a changement fi ñuy dëkk nii wax la si soit mën a nekk changement climatique ou bien dañoo bëgg a vivre plus à l'aise wala dañoo bëgg a dem dëkk boo xam si sam xam-xam dañu ko mën a valoriser. yokk seen xam-xam ba pare ñu fay leen ci lu ñu kii par exemple un docteur dans un pays du tiers monde bu ñëwee Amérique jàngaat mën na am 10 fois plus li mu doon am en Afrique. donc loolu mooy ñi nga xam ni voilà ñoom ñoo choisir ni dañoo bëgg a génn parce que volontairement c'est pas parce qu'ils ont manqué de quelque chose wala yu demee noonu. te ñooñu dañu préparer seen bopp. waaw dañoo préparé seen bopp. ñu préparé seen bopp soit am nañu visa. am nañu xaalis. bu ñu ñëwee xam nañu fi ñuy def voilà. mais immigration bi ñuy gis léegi par exemple. xale yi ndeysaan bëgg nañu génne ndax Sénégal dafa am jom. Sénégal yi bëggul gis yaayam di souffrir. bëggul gis papam di souffrir bëggul gis ay sëram di dem tur yenn yi. ñun ñëpp Sénégal lañ dëkku jàmbaar la. ay jàmbaar lañu. ba nga xam ne xale yi daf leen di jaral ñu ne we will do anything in our power to live. dañuy génn Sénégal dem moo tax ñuy jël gaal yi. image yi may wax nii boo xoolee am na image yoo xam ne peut-être waa Sénégal duñu ko gis yaa ngi gis si géej gi ay xale yoo xamante ne dañuy teer si géej gi ñoom ñëpp dee. des centaines ndeysaan ndax rek jom ji wuti rek pour mën a faj gàcce. metti na ñun ñu nekk bitim réew daf ñuy metti dañuy nekk fii jooy ba suñu bopp yi di metti ndax image yooyu ñuy gis. te waa Sénégal am na si ñoo xam ne duñu ko gis. mais li ñuy wax mooy immigration bi changé na rules yi changé nañu immigré yi dañuy ñëw Amérique man Amérique laa mën a jël exemple mais fii li fi immigré yi def bu ñu ne woon tey dina immigré yi ñibbi Amérique est-ce que dina nekk ci sax Amérique. it's not gonna happen parce que immigré yi ñoo fi nekk di nangu liggéey yi ñafe sonn ba seen bakkan bi waaw cheap labours dañ koy accepter parce que am na lu idée yu ñu andi fii yaa ngi wax sa famille
yaa ngi war a yónnee sa famille chaque fin du mois lu ñu la jox danga koy jël ba keraa ngay jàng peut-être ba am sa ay diplôme ou bien am sa ñafe ba am sa butigu bopp ou bien sa affaire bu bopp mais comme affaire yi léegi ni mu changé nii xale yi day need to listen il faut ñu xam ne ñu comparer affaire bi est-ce que jar na ka am jaru ko lan moo nekk Sénégal loo xam ne mën nañu ko utiliser du soxla ñuy génne di ñëw bitim réew parce que boo amul kayit ñëw bitim réew fu mel ni États-Unis boo amul kayit ñëw fi amul njariñ amul njariñ xale yi aussi bëgg nañ ñu dégg loolu boo amul kayit dugg États-Unis njariñ li du bari parce que doo mënoo liggéey xanaa liggéey clandestin waaw loolu nga fi mën a def fan ngay dëkk Sénégalais yi fi xam mën nañ la bañ a mën a héberger parce que fii nekk comme ay Sénégal nga xam ne kër yi dañoo yaatu mën nga sax fanaan si perron yi fii peut-être benn ne ngay am maa ñaari nekk pour sa njaboot xam nga te aussi xamuloo nit ki ñëw na si dëkk bi yenn saa yi sax nit ñi dañuy ñëw si dëkk bi sax duñu bëgg Sénégalais yi gis leen ñuy souffrir yenn saa yi nga daje benn Sénégalais boo xam ne homeless lay doon di fanaan si mbedd yi ngay xool nan nga koy jàppale mais yooyu yëpp nit ñi mën nañ ko am fii nekkul comme Sénégal nga xam ne peut-être kayit xam nga dëkku Sénégalais la nit ñi ils sont dañu am hospitalité benn bi fii hospitalité bi moom doon even think about it doon even think about it nit ñi ku nekk sa bopp nga tal moo tax li ñuy génne nañu xoolaat lan la dañu xoolaat raison yi xool xale yi bu ñuy génne naka la ñuy génnee si yani anam la ñuy génnee pour bañ a ñëw fii di tumu àngi gis nga bi sax ci fànn boobu ci affaire immigration boobu ngay wax noonu xam nga ñu bari dañu am tendance boo nekkee fi Sénégal pare boo nekkee fi États-Unis parce que ñun États-Unis lañu mën a jox exemple parce que dañu nekk xam nga donc Sénégal dañu am tendance nga boo nekkee fi États-Unis dañu wax leen balaa ngeen di ñëw na ngeen ko xoolaat dañuy def ne da nga soxor sax nag parce que dañuy def ne dañu naan ok yaa ngi dem foofu toog naan ñu bu ñëw dañuy defe ne danga soxor or que du loolu yow yaa ngi leen di éviter yow xedeg yi nga dem yow xedeg yi nga dem turu yow ba mën a am këyit yaa ngi leen di éviter loolu surtout que léegi sax ci moment bi ñu toll nii mu nekk moment bu difficile pour immigration parce que changé nañu loi yi gën nañ ko serré ba nga xamante ni léegi amnistie yi ñu daan def bàyyi nañ ko parce que ñaan toog benn temps rek def amnistie daal di boo ñu fi nekkoon pendant 5 ans wala 6 ans boo ko mënee prouver que liggéey nga ci benn farm pendant quelque temps boo ko prouver ñu jox la kayit mais loolu amnistie boobu amatul léegi asylum sax nit ñi dañ ci daan profité di am ay papier mais léegi asylum boobu sax léegi amatul boo ko seetee donc li fi nekk moom mooy bu fi ñëwee nga jéem a xool yan façon nga mën a def pour am kayit mais amul beneen façon fi mu nekk nii moo tax xale yi nga xam ne seen xale gi nekk ci émigré nga xam ne ñu ngi ko bëgg a def au niveau des États-Unis donc suñu fii la ñu nekk moom la ñu xam nañ ko xoolaat bu baax a baax balaa ñuy ñëw parce que sinon li ci nekk rek moom mooy da ngay ñëw fii soo nga nekk homeless ou bien nga nekk drogue dealer ñëw nekk di jaay ay drogue wala yooyu parce que am na ñoo xam ne loolu lañ fi nekk di recruter xam nga donc balaa ñuy génn Sénégal nañu xoolaat bu baax fi ñuy ñëw lan la fi ñuy teg seen tànk fii parce que fii nekk fi homeless yomb na trop nekk ci àll bi yomb na fi lool sax donc suñu mbokk jullit suñu mbokk yi nekk Sénégal ñi nga xam ne ñoo am ay doom ak xale yu góor yi xam naa ne bëgg nañu génn pour def dara dimbali famille bi mais aussi dangay xool aussi itam loo xam ne mën na nekk nga doog ko def mais c'est pas parce que ñun dañu fi nekk bañ kenn ñëw parce que ñun fii moomuñu ko donc niñ fi ñëwee noonu la ñëpp mën a ñëwee mais aussi bu fekkee mën nañu prévenir yenn métit yi ak yenn coono yi ñu prévenir ko wax ko moom moo gën moo tax ñuy wax ni ñuy wax nii. bon li ma ciy yokk rek mooy xam nga xale yi fi mu toll nii pour nga leen ni loo leen mënti wax. Sénégal loo leen mënti wax que ni leen doo leen génn lii la digg. parce que comme li nga wax sànq rek dañu naan xëy na da ngaa soxor wala et puis ñoom même bu doon dul ko sa boobu sax. ñoom dañu naan la fekk yow nga mën faa nekk. yow di ci génn. donc ñoom bu ñu ñëwee war nañ ci mën a génn. war nañ si mën a génne. donc ñu ci bëri noonu lañ koy xalaatee ñoom dañu naan bon yow foo ko mën a ñafe. war naa ko mën a ñafe mais parfois aussi dañuy fàtte ni nit ñi bokkuñu. xam nga nit ki ku nekk ak sa destin. kii mën na jaar fii réussir ci yow ça veut pas dire automatiquement yow boo fa jaaree. da ngay fay réussir. donc ku nekk ak yow
sa destin. donc mais loolu tamit il faut ñu bàyyi ci xel. Amérique aussi nekkul dëkk boo xam ne si léegi clandestinement mën nga cee dugg. wala Sénégal yi fi dugg par voie clandestin aussi bëriwul. ñoom côté boobu Europe moo ko ñoom ñoo gën a am problème boobu. maanaam xale yi dee si Méditerranée bi yooyu. Europe la c'est pas au niveau des États-Unis moom visa moo la fiy dugal. donc pour xale yi ñëw fi moom man côté boobu du waruma ci waa Sénégal. man ñi may wari mooy ñi jéem a jaar si par voie terrestre ñi jéem a jaar yi. dëgg la du dugg sa gaal yi di génn di dem ñooñu man laay moo tax may wax ma si immigration jamono yi toll parce que Amérique moom ku dem ñu jox le visa la plupart 5 ans wala 10 ans lañ lay dox. que ku la plupart boo ñëwee am nga fi mbokk xëy na mbokk gi mën nga ko fekk ci situation boo xam si xëy na mënul laa dimbali. mais ak nu mu mën demee man pour man. moo tamit pour ma léegi. par exemple ñi bëgg dem Europe di ko jaaree si géej gi. duñu benn sax ñooñu man pour man côté boobu la ñu war a fexe man découragé xale yi ñu war fa jaar ñu war fa jaar. parce que yaakaar naa suñu gouvernement bu ñu toogee ma dégg ñu ni ku ñuul ñi ngay defaat jaam. dëgg la te ñoom provenir si wuñ ci yaakaar naa. fayit la loolu ñoom defuñu seen liggéey. fayit la wala soit defuñu seen liggéey wala donc ñoom maanaam they don't care ñu. about population bi doomu Sénégal about xale yi parce que ñoom seen doom wala ku leen jëlee du fa jaar. dëgg la. xam nga parce que loolu mooy problème ndax ñoo am nañ yërmande si xale yi. si xale yi moo tax ma ni sànq xale yi. commencement ma ni lan mooy causé xale yi. ba xale yi génn. parce que génn bi boo demee may génn yow yaa ngi tàggu sa yaay. tàggu say waajur sa papa. mu tàllal nga tàllal loxo mu ñaan nga xool gis say rak say mag. nga doon ngay dox gis sa kon yaa ngi koy wan ginnaaw dana leerlu la yow fii dañ fi ñëwaat. rien n'est même booy jël avion fi di ñëw sax non mais moom moo dem c'est la vérité c'est la réalité. loolu mooy xam nga booy jënd dara leer yow chaque fois booy tàggu seen waajur yow nga jël avion yow nga jël si mbedd suuf bi dara leerlu nii yow da nga dellu si waat. loolu rek dèjà yow loolu rek dèjà rek amul lu ko gën a naqari lu ko gën a métti sa yaay di la xool da nga ñëw di tuur parce que moom tamit dañu naan ndax sama doom ji dinaa gisaat. dégg nga ko mais yéen yaa da ngeen xam nga c'est complice c'est des images complices yoo xam ne da nga koy cher yow ak say waajur xam nga loolu rek déjà métti la mu donc képp kiy génn Sénégal man pour man na nga préparer psychologiquement na nga préparer sa bopp si loolu il faut être fort c'est pas seulement ay affaire de muscle wala naa man góor la non psychologiquement da ngay il faut nga parce que yaa ngi dem si loo xam ne xamuloo ko xamuloo fi ñun ñëpp dañuy ñëw fii wéetaay bi may wax boo ne salaamaaleykum États-Unis rek xam nga gisuloo kenn gisoo ndey gisoo baay gisoo frère gisoo sœur yow rek la probable am na ñoo xam ne ak seen jëkkër bu dee góor ñi am na ñoo xam ne amaguñu jabar ñoom kese di tergiverser di dem di jàng di jéem foofu la ñuy jàngee lu bari li tax ñu dëgër nii xam nga suñu mentalité changé suñu lu bari changé c'est parce que tout simplement fi ñu jaar xam nga fi ñu jaar la mais comme li nga wax li ñuy gis nekkul ñi nekk États-Unis li ñuy gis ci télévision bi yu ñaaw ak ñu ñuy torturer di rey xale yi kooku Europe la ñu ci bari Europe la ak si yeneen dëkku kii arab yenn som dëkku arabisant yi baax na ok si ñooñu si nañu gën a xalaate te xale yi fi mu nekk ni ñoom it doesn't matter ñoom nañu génn Sénégal mais loolu mooy voilà c'est ça le problème léegi comme ñoom dem nañu ma toll foofu man léegi ñoom génn jaar si mbedd bi désert bi image yooyu xale yi ñu ngi koy gis internet bi léegi dara rawatul kenn xale yi ñu ngi koy gis de tës yi Sénégal amul lu luy xew si àdduna bi lu leen rëcc amuñu gisuñu ko moo tax ma la bu dee ñoom dañoo dem ma war a saraxe seen bakkan rien que pour réussir c'est ça foofu ñu war a taxaw laajte la mooy pousser xale yi à ce point pour man loolu mooy wax ci nañu xool lan lu tax parce que gouvernement loolu lay jariñ les non leaders ñoom nañu toog xool lan mooy raison yi lan mooy parce que li tax ñu fal leen aussi mooy ñoom loolu aussi bokk na ci dëgg la l'emploi des jeunes ñu gestu xale yi parce que ñoom ñëpp ils étaient jeunes avant ñoom ñëpp am nañu doom wala mbokk boo xam ne si xam nañu jaar na si traversé du désert la jaar pour dugg Europe wala dee na si àll bi donc bu dee ñoom loolu naqari na leen ñoom nañu indi condition yoo xam ne si parce que on peut pas vivre dans un pays boo xam ne si sous-sol bi ñu ngi naan zircon or ay pétrole yooyu yëpp man léegi ñun suñuy doom di jaar loolu donc ñun suñuy zircon bi nga xam ne moom la ñuy produire pour le moment or bi ñuy produire bon pétrole bi tax ko ñuy wax mais ñoom la ñuy créer si revenu yooyu loo xam ne si mooy tax xale yi toog boo demee côté bi ñuy exploiter l'or
Kédougou côté yooyu mais côté yooyu ñu fa la immigration gën a bëri ñoom ñoo tax waaye ñoom ñoo tax immigré si àdduna bi donc ça veut dire que bien que ñu ngi ñëw seen sous-sol dafa exploiter loo xam ne si xaalis bi doon jeex na mais amuñ sa benn condition bu ñu fa créé loo xam ne si. ñu jël ko. loo xam ne si mën na tax xale yi tamit toog foofu si réew mi. ok am nañu benn guest bu dugg si léegi DJ Malick moom nam nañ la yaa ngi Sénégal rek toog ñu ngi lay déglu. tur bi sax laa bëggoon dënd ngeen jiitu ma wax ma. DJ nam nañ la naka Sénégal. waaw maa ngi nii rek Sénégal maa ngi nii benn président. jërëjëf tonton Diawar. jaajëf. ak waa suñu kër FM toute l'équipe de suñu kër FM tous les directeurs di leen nuyu. jërëjëf. ñoom gën na ma nag. mais dama tugg léegi nii gis ngeen wax intéressant mais su ma jiwul affaire est-ce que mu ngeen mën a rafraîchir kii bi tu wax nañu ma suñu parce que dégg naa ci tuuti quoi avant may dugg. waaw tey jii si affaire immigration la ñuy wax lan mooy pousser xale yi ñu bëgg a génne Sénégal par force no matter what yow DJ Malick nekkoon nga Los Angeles right waaw léegi yaa ngi delluwaat foofu Sénégal tu es un exemple boo xam ne yow man sujet bi ñuy wax nii vraiment am nga si aussi expérience. waaw allo. allo waa dégg nga ñu. waaw maa ngi dafa tàggoon nga ne. voilà ma ne ñu ngi tey jii suñu waxtaan bi mooy si problème immigration Sénégal par exemple xale yi nga xam ne ñoom no matter what bëgg nañu génne yoon bu ñu mënti jaar bëgg nañu génne Sénégal pour bitim réew. parce que gisuñu dara au niveau du Sénégal pour ñoom amul dara lu set Sénégal loo xam ne mën na leen a téye Sénégal. waaw loolu de moom dana sawar parce que boo xoolee dund naa fii. dund naa foofu. donc am naa expérience I would say on both sides. you know mais boo xoolee tamit immigré yi nekk foofu. benn instant dañuy pousser jeunes yi. ci ñu dugg ci loo xam ni. day tax ñu dugg ci ay gaal comme le président wax léegi bii. parce que da ngay sa benn morom koo xam ni yow da nga par exemple benn DJ Malick jàng ba yéeg diplôme. dajale ay master yu dul jeex teg. nga gis koo xam ni moo ne lu doon ñuul école entrée en sixième sax amu ko diplôme. mu jaar yoonu suuf dem Europe taf mi ci ay oto ay kii di photo di dugal donc ku nekk Sénégal day nekk yow man de kii maa gën jàng foofu maa gën di xaar dinaa def kenn lay kattan pour dem bu may dugg ci gaal sax. man je n'ai rien à perdre damay dem. parce que dëkk bi tamit métti na métti boo xam ni da nga gis ku toog 1 mois. di wut 500 francs wala 1000 francs du ko am. loolu seere naa ko. du lu ma nit nettali. du lu mu nit di wax ni dama ko fekkee di ko gis di ko dund di ko bon pas di ko dund mais di ko gis quoi. donc je pense que jeunes yi fii dañu war a gën a di yeewu xam ni que bitim réew amul dara mais donc koo ne bitim réew amul dara fii Sénégal dañ naan yow da ngay ñaan. wala da nga ñëw am nga li ngay am. ñi am du ko ne fii c'est ñi nekk foofu tamit il faut que ñuy di wax seen frères yi seen sœurs yi seen tantes yeeg ñooñu ñi bëgg dem expliquer leen ni ko fii lii nii la demee. au lieu que ngay yóbbu Sénégal. vacances ci 2 semaines indaale xaalis boo xam ni loolu neex ngay def di passe rek loolu ku ko gis. boo demee man sama frère bu ko defee. dem man dinaa def sama képp laay kattan dem man tamit parce que li ma won rek. mooy foofu àjjana la da ngay dox rek di witti xaalis bi ci garab yi. loolu la ko wan parce que ñoo ne fi 2 semaines boo xam ne indi na benn $3,000 su loué oto sol daal yu bees yére boo sol doo ko solaat voilà quoi ginnaaw donc loolu tamit mi ngi ci te tamit jeunes yi fii Sénégal dañu war a commencer di créer seen bopp ay affaire parce que koo gis dafay liggéey denc ay diplôme toog ne damay xaar gouvernement mu wutal ma liggéey gouvernement kenn ko xaar ci liggéey gouvernement xaar ci dara amul Macky Sall amul Obama amul Trump amul dara. You know, you get up and do what you have to do. No matter how you do it. I mean, I'm not telling anybody you're going to sack you like that, or why? You gotta find your way. You could never run out of options. That is true. Option moom du mos a jeex. du mos a jeex. waaw we have the choices. yow yaay xool. yow yaay xool parce que tamit dañuy Sénégal boo xam ne dëkk dafa métti lekk ñu naan ñu. mais boo xoolee iPhone X bii ñuy génn. am couple of days ago. suñu jumul am na 2 jours xaw ma 24 heures. mais gars yi ñu koy téye Sénégal.
man gis naa wax te Facebook yu bëri te Facebook di wane naan iPhone X mi ngi nii te jour bu mu génnee la ko téye te kooku fi ñu nii bu ma ko nee jox ma 100 000 francs du ko génne boo demee seen kër ba xool situation seen kër duñ ko génne xale yu jigéen ñi ñi ngi téye téléphone yoo xam ne yu duñ jeex boo wax ñëwee dëkk bi amul liggéey su la ñuy jëlee xaalis donc yaa dafa am lu bëri xam ne ñu gis loo xam fi mu ne nii su ma ko waxoon ñëwaat naay bañ a wàccee rayon bi rek waaye fi mu ne nii def xam yi dëgg la liñ fi xam ci dëkk bi su ko waxee fi mu ne nii rajo bi defe naa émission bi day jeex mais bon c'était pour assister xam nga indi quelques idées indi quelques kii ma xam parce que dama dugg rek toog gis live bi nii mu nekk vraiment sujet boo xam ni ça touche tout le Sénégal ça touche tous les jeunes ça touche je dirais tous les immigrés partout à travers le monde donc voilà il fallait que mënu woon ñàkk ma dugg wax ci quoi DJ Malick thank you so much mais ñu ngi lay gis aussi yow au niveau du Sénégal liggéey bu rafet bi ngay liggéey xam nga yow yaa ngi jógee États-Unis nga dem ba Sénégal nga gis lu jaaduwul muy mbalit yi nekk si mbedd mi I think it's just a thing of mentality suñu mentalité moo war a changer dëgg la de loolu day maa ngi koy wax keroog ci benn kii émission télé def naa dernier interview bu ma def gars yi di wax pourquoi yow nga ñëw naan Sénégalais yi dañuy indi man mais il faut appeler le chat par le chat nit ku yarul lañ la mën a wax bu dee nga génn ci bi di gis muus buy dox mënoo ko woowee leneen lu dul muus waaw mais xaj ndax muus la donc voilà gars yi il faut ñu changer seen mental parce que comme li nga waxee tout le temps lépp di delloo ci gouvernement bi dëkk bi ci na gouvernement bi liggéey ñu ministre liggéey mais ça commence par nous-mêmes changement ça commence par nous-mêmes muy dëkk suñu dëkk bu ñu bëggee développer muy bu ñu bëggee ñun suñu bopp développer en tant que personne individuelle fii ci dëkk bi wala ñoo xam bitim réew lañ nekk il faut que mentalité changer et que ça commence par nous-mêmes mais bon du ma guddal du ma jël seen temps naa continuer di watch the live video on Facebook and I wish you guys good luck. Thank you so much DJ Malick thank you dinañ dellu si waat si yow léegi ñoo ngi jël pause bu ñu jëlee pause incha allah dellu si waat ak Ben Fall talk about immigration thank you. voilà jërëngeen jëf dellu siwaat nañu si WACP fii si Sunu Kër FM la première radio africaine à Los Angeles di remercier Njawar si production bi suñu gan tey nag mooy Ben Fall di wax ak Ben si immigration bi suñu co-host bi aussi mu ngi si ligne bi ñun ñëpp ñu bëgg andi suñuy idée tey si mbirum immigration ndax doy na waar sensible na jot naa wax waaw lépp nag di xam ne rek bokk suñu ay ñoo ngi remercier DJ Malick vraiment si participation am na solo li tax mu am solo mooy DJ Malick fii la nekkoon ak ñun fii si Los Angeles jekki bu dellu Sénégal it's just about your choice li nga choisir sa àddina rek loolu rek la nee nañu life amul benn purpose yow yaay jox life purpose yow yaay jox life sa objectif
nga doxalee ko noonu donc it's a matter of choice ñu dellu si waat ak benn si xale yi ak immigration bi benn. jërëjëf Binta jërëjëf aussi DJ Malick Malick aussi même chose di Binta di félicité si liggéey bi nga def bi Sénégal Dakar en particulier gis nañu aussi sa page Facebook luttons contre l'indiscipline des Sénégalais gis nañu vidéo yi ngay dugal toujours donc loolu lépp yow yaa ngay xeex affaire bi si sa manière bi nga xam ni yow moom nga disponible pour def ko donc di la ci jàppale di la ci félicité bi et puis di ñaan aussi message bi jàll pour revenir si immigration aussi comme li nga wax aussi sànq aussi Sénégal aussi dañoo bëri ñu bëri ñu ngi génn alors que am na loo xam ne si buñ toogoo Sénégal mën nañ ko faa def parce qu'il n'y a pas de sot métier li ngay bañ a def Sénégal ñi Guinéen di ñëwee Sénégal di ko def nga koy saboté bon waxuma Guinéen toujours pour saboté wala Malien bi wala beneen nationalité noonu yow mi di ko toog di ko saboté yow boo génnee dem dëkk tubaab yi boo defoon naan da nga def lu ko yées da nga def lu ko yées donc il y a pas de sot métier xam nga ñun même bi may génn Sénégal à l'âge de 18 ans que loolu tamit lu tax ma koy wax mooy la plupart d'entre nous li ñuy génn sans métier loolu tamit erreur la parce que booy génn ñu man étudiant la wala élève la wala jàng naa loolu ça ne veut rien dire wala am naa bac loolu du la boo génnee bitim réew xamal ni yaa ki nga xam ni jàngul amul métier yenn yam mais ki am jàngul ko am métier moo la tane dama yokk foofu dara soo jàngee au niveau du Sénégal nga ñëw États-Unis diplôme bi c'est en français soo fii anglais la loolu dal na ma sama doom boo ñëwee bu fekkee da nga doon def bac au niveau du Sénégal maa nga am sa bac bëgg ñëw fi boo ñëwee fii di nga delluwaat 2 years down dinañ la delloowaat beneen 2 ans maanaam bu fekkee da nga nekkoon di def bac sa dernière année bac boo dellu see di nga demaat lan la ñuy wax seconde waaw pour anglais bi donc nañu sóoraale loolu même booy jàng aussi boo ñëwee fii dañu am seen own système et puis ça même jàng bi sax jàng bi fii dëkk bi dafa toog boo jàngee loo xam si boo ñëwee fii amul market pour lu même chose dëgg la même chose man pour man li gën a wóor si un immigrant mooy nga am métier nga am métier métier yi gars yi di xeeb menuisier électricien mécanicien plombier ñooñu fii c'est comme être un docteur xaalis bu leer nañ la boo demee boo fa duggee fii boo demee jàngaat tuuti ma dégg anglais bi rek da nga fi liggéey loo xam si immigré du ko mën a mais da ngay génn Sénégal doo am benn métier doo am benn qualification professionnelle ni tout juste man jàng naa rek jàng mais bu jàng yee mais fii boo ñëwee ñoo tax jàng ñoo fi nekk métier la ñu soxla métier la gars yi gën a soxla il faut nga am benn qualification professionnelle bu dee da ngaa demal da ngaa opté pour immigration donc na nga dem nga am métier boo xam si yow dañ koy mën donc loolu nekk na loo xam si pour ñi nga xam dañoo opté pour immigration parce que immigration maa laa yow di ni moom dala mos a am nit ñi moom il faut toujours immigrer moom kay na lañu mën a fexe ma immigration illégale bi wala immigration bi nga xam ne dafa dangereux na lañu mën a xoolee na lañ ko mën a réduire man pour man loolu ñu si loolu lañu war a focusser xam nga aussi parce que adduna bi tamit li tax xale yi di immigré di ko di bitim réew man côté boobu suñu gouvernement côté boobu man laa leen di ñaaxee ñoom nañu fexe mag système d'éducation yi dañ ko changé préparer xale yi ma xam ni même bu ñu demee nga xam immigration mënu ñàkk bu ñu génnee ñoom danañu préparer sur le plan éducationnel ñoom mën a face de maanaam le monde moderne xam nga indien bi bu ñëwee Amérique du am benn problème boobu liggéey parce que ñoom ñëpp c'est des surdoués en électronique mais Sénégalais bu ñëwee fii am des problème il est calé donc il faut ñu fexe boo demee si le bare ñoom ñu ko bëri ñoom ñëpp nekk di toucher presque ay xaafu million électronique donc nañuy jàngal ci njàng yooyu mais am na njàng mi système dañu ko war a xoolaat dañu di perdre suñu temps di ñu sonal si ay bagages yoo xam si amul lu ñu benn njariñ xam nga surmené la à l'avenir ça perd rek di dem nekk foofu di neexal tubaab bi rek ñu dañ fay nekkal ma nekk di réciter ay leçons rek di dem si amul lu ñu benn il faut qu'on soit un peu plus pratique dañu pratique xam nga parce que adduna bi loolu mooy tax foo mën a dem nga mën a fa dafa changé xam nga Sénégal benn li nga xam noonu lañ war a def man ci sama xalaat moom mooy def ay vocational schools comme fii par exemple fii ni ngeen ay vocational schools am ay
ni ñu amee ay par exemple ay technical college xam nga am ay community college dañu am benn université rek wala ñaar wala ñett xale yëpp di jàng pédagogie di jàng ay kii vocational schools ak technical schools ñoom ñooy génnee traite yi traite bi ngeen doon wax sànq plombier mécanicien yi constructeur yooyu Sénégal amuñu ay école amuñu école loolu dëgg la xam nga te boo génnee comme li ñu waxoon sànq rek boo génnee jóge système français ba ñëw système anglais bi di nga delluwaat carrément ginnaaw. dëgg la wala defaat ay cours yu bari defaat ay prérequisites pour mën a am rek pour mën a am niveau bi rek pour def il faut am ay prérequisites ba pare rek léegi nag doo jàng doo ko ñëw nag pour nga def nag ay pour nga mën ci am benn certificat wala dara. donc loolu daf lay tardé complètement. dëgg la. parce que man mii sama bopp am naa ci benn exemple boo xam ne yooyu ñëw fii États-Unis mu mën a daale sama benn doom boo xam ne amoon na 9 ans. mu moo ko indaale fii parce que su ma ko nee fii mu delluwaat ginnaaw encore ma yàq jàngal. loolu moo taxoon ma bàyyi ko Sénégal. donc ay technical schools lañ war a am jàngal xale yi métier. métier la. jàng construction ñi nga xam par exemple dañu nekk fii construction work yi nekk ci tali yi xam nga. di liggéey saa yu yi ak yooyu mais xaalis dëgg ngay am. mais problème bi ci nekk mooy il faut nga jàng ko d'abord. xam nga donc ku jóge Sénégal comme li benn wax nii jóge Sénégal ak métier moo ëpp avantage foofu. jóge Sénégal ak ay diplôme foofu sax. dëgg la foofu parce que léegi da nga ñëw rek directement bu la yàlla dimbalee da ngay daal di am liggéey. xam nga lan moo lay tere tuuti mooy langage te boo ci yàggee di walaat di dégg nit ñi di laaj rek ku yàggee tamit commencé laaj. donc métier dafa baax ci dëkk. waaw métier dafa baax ci dëkk jàngale ay métier dafa baax ci dëkk parce que boo ko seetee métier ci li yor réew tam ci la bokk. tu vois donc ubbi ay technical school Sénégal. dafa jot. et ça marche jot. dëkk boo dem ci àddina am nañ ay technical school. pays européens yëpp ñoom fi la technical school fekk baax. donc Sénégal bu ñu bëggee dimbali jeunesse bi. bu ñu bëggee ne réer yi dimbali jeunesse bi nga xam ne ñu nekk dugg ci gaal yi di dee di xaru nañ leen jàngal métier parce que ñëpp ñoo destiné pour dem du ñëpp la yàlla destiné pour ñu dem jàng am ay diplôme am na ñoo xam ne yàlla joxu leen loolu yàlla ñu leen jox ci loxo ci liggéey ci loxo métier tu vois donc ñooñu bu fekkoon am nañ ay système éducatif boo xam ne prévoir nañu yooyu parents yi gis seen doom xam ni sama doom ji de vraiment bëgg naa mu dem ci jàngi école mais gis naa ni di métier bi ci la ko yàlla gën a jox ma yóbbu ko ci école ba yóbbu ko ci technical school boobu mu dem jàngi traite dem jàngi plombier wala mu dem jàngi whatever li mu bëgg a nekk mu nekk ko. dëgg la tu vois. dëgg la donc loolu la ñu war bu ñu bëggee xaw a solve tuuti problème immigration. pour mën a solve problème yi xale yi di dee ci géej gi wala xale yi dem Europe nekk ci drogue bi ñu jàpp leen ñi soit nga dee ou bien ñu dugal leen prison nañu ubbi ay école technical school pour xale yi jàngi métier parce que du xale yëpp ñoo mën a réussir ci école. jërëjëf Fallou foofu la solution wu. immigration foofu lay commencé ci suñu dëkk. dëgg la it's part of the solution. ñu commencé. it's part of the solution dëgg la moom fi mu nekk nii problème bi mooy vraiment am nañu ay idées yi de mais am na yoo xam ne nag nit ñi mënuñu ko def gouvernement il faut mu dugal loo xam gouvernement il faut ñu xalaat ne la jeunesse sénégalaise ñooy yor Sénégal ëllëg bëgguloo nit jógee dëkkam ñëw di yor Sénégal nga naan Sénégal ku fa ñëw te dëkkuloo fa sa intérêt moo la fa andi booy def sa dëkk ngay xalaat mais xale yi nga xam ne ñooy les futurs leaders du Sénégal nañ leen dimbali ñu jàngal leen lu am njariñ njàng mi ñuy jàng mais yow da ngay ñëw bitim réew jàng bi nga jàngoon da ngay teg à côté doo ko utiliser bon lan moo tax ñu war a tardeel suñu ay doom si ay jàng ay réciter ay leçons ay def yoo xamante ne yi amaluñu njariñ mais est-ce que Sénégal système bi fa nekk est-ce que suñu système la est-ce que système boobu dina avancer suñu njaboot yooyu yëpp ay affaire la yoo xam ne war nañ si xalaat Ben what do you think? et puis li may delluwaat léegi si maanaam li indi par exemple manque de profession yooyu école technique yooyu li ko waral mooy aussi ñun suñu biir sénégalais ñoo rëy parce que boo xoolee suñu culture Sénégal
mécanicien bi dañ ko war a dañ ko néewal. kay tuutal. dañ ko tuutal maanaam tey jii sa doom bu ko am mécanicien bëggoon bu la nee mécanicien la nga ne ko yow mécanicien yow da lay yóbbal. bu dee def ñoom ñu ne menuisier la da nga koy tuutal. ñëw te dëgg. alors que corps yooyu dafa nekk ay moo nekk ay métiers yoo xam ne si moom moo tax nekk jamono par exemple bu dee jeunesse bi dañuy léegi Sénégal émergent. ça veut dire que ay infrastructure dana fa bëri. dañu tabax ay building dañu tabax ay pont ay chaussée. ay routes yooyu yëpp dana fa am. mais loolu comme wax léegi ñu ngi jëli chinois yi ñu koy defar. bu fa technologie bi nekkoon à gogo depuis des années kon bi ñu jël benn étage bi ñëw di def suñu liggéey yooyu. parce que dooni ba Sénégal il y a pas des ingénieurs. am na fa moom am na fa. am na fa moom am na fa donc lépp rek mooy léegi c'est nous qui perd. mooy si manque d'école yooyu parce que dañoo jël yenn corps yi yenn métiers yi tuutal ko maanaam indi ci yenn genre complexe. d'infériorité man xam ni même sa doom sa léegi yow bëggoo su mu def ko. dëgg la. yow sa doom yaa ngi koy jéem a poussé bu nekk ingénieur wala docteur alors que boo def naa sa doom maam moo yam mënuñoo loolu lépp mënuñoo nekk. maa mu yore cravate rek dem sa office ba toog gàddu cartable dem sa office ba toog ñàkk a xam rek. alors que fii un contracteur mooy ñi ñoo la ñu leen di wooyee fii. ñoom ñoo fi am kër yu baax yi yore xaalis ñooy may ko mani liggéey ay millions dollars yi parce que ñoom ñoo fii parce que fii dëkk bu ñuy avancé il faut nit ñi tabax. bu nit ñi tabax mais ñoom ñoo war a def tabax bi. dëgg yàlla. il faut des entrepreneurs il faut des ouvriers. architectes yeeg ingénieurs yëpp. te pourtant am nañu ko Sénégal. am nañu ko Sénégal mais lu tax ñuy war a dem di ko àbbi bitim réew. mais ouvrier sénégalais par exemple boo demee si sous région bi ay Guinée ay Côte d'Ivoire yooyu yëpp maçon yeeg ouvrier yi ñoo fa fees daal yëpp c'est des Sénégalais. pour Ivoirien wala Guinée bu bëgg a tabax tool bu baax Sénégalais ouvrier sénégalais lay wut. donc mais gouvernement bi mu ci pousse wul par exemple la jeunesse. si affaire boobu. comme yow ubbee école des centres de formation professionnelle yoo xam si day ne da ngay am sa brevet dem dugg foofu spécialisé wu pour loolu. nga ne boo amee sa BFM la wala ngay dem def ay formation bac ay yooyu. nga ni mënoo ko afford rajo yooyu mën nga dem jàngi sa 2 ans. am qualification professionnelle boo xam si boo demee léegi liggéey dañ lay fay. comme ni ñu la fayee. loolu bu ñu ko defee loolu lépp dina wàññi si solution yi nga xam ni peut-être yaakaar naa mën na. wàññi immigration dina ko wàññi parce que Sénégal foo tourné nit ñaa ngi tabax. foo tourné foo tourné man bi ma nekkee jeune man sama rappelé par rapport à sama boy nee na man à l'âge de 18 ans man avant may génn Sénégal mais man vacances dama daan dem di journalier. ñu may fay journée 2000 francs. 1500 may yenn suuf ak bu leen ak jaxase si waaw la ñu doon def loolu. xam nga mais bi ma demee Côte d'Ivoire pour dire y a pas de sot métier bi ma demee Côte d'Ivoire en 86. port de pêche San Pedro ñun fa ñu ne ko on grattait les poissons gratteur de poissons ñu doon liggéey di waas jën ñu ñuy fay. parce que on pas le métier. wala loolu rek. amul que bu doon Sénégal la boo ma nee demal marché bee di waas jën ñu lay fay. histoire du ko def. man mu nekk histoire. comme booy boo ko wax mu la doo fa jaar. te boo demee bitim réew di nga ko def. di nga def tey yow immigré li fi ñuy jaar yëpp am na ñu nekk Sénégal di la boo leen mayul 10 000 francs ñu mere la que yow fi nga jaar boo leen fa waxee di fa ngoo jaar. donc complexe d'infériorité boobu il faut que léegi ñun ñu dindi ko suñu mentalité léegi xale bu jigéen si village bi vacances jot mu ñëw en grande ville Mbindaalu am ci benn 50 000 francs dem jënd ay kayam di wóor benn sëlam di sol ay daal di caraxam di jàngi bu demee classe ñu koy sabote mais pourtant ñooñu ne ñooy xëy suba nekk ingénieur yeeg docteur yi jom ji parce que ñoom ñëpp ñoom il faut mooy góor il faut que dans la vie il faut nga benn góor mais bu lépp rek mënu xëy suba mënta nekk du xëy sotti foog nga am góor ñi ngeen gis ñëpp ñoo nekk ay milliardaires ñu xëy suba yooyu seen oto yi rafet fi ñoom ñëpp daam fu ñu jaar daam fu ñu jaar c'est que lii nit ñi ñëw yow da ngay juddu tey gis waa ji kër gi rafet wala tout nga ni waa ji man fekk na am na fu mu jaar mais waa ji war na man la jaay na puso jaay na cuuraay bitigu mbagg na yàlla noo ay saabu tam na ko nekk tam na ko mooy góor bi ñuy wax pour am leen seen góor xëy na ñooñu pas yooyu seen i doom mën nañoo judd si bagage yooyu gis alal yi ñoom bon il en profite mais seen papa am na fu mu jaar il faut jaar bi foog am jaar waaw réussite moom pour mu am il faut nga am jaar dara xëyul sot fii même au niveau de l'immigration même gars yi ñuy gis ñuy tabax kër Sénégal dem jugee bi yow dem Sénégal tabax fa kër wala nga investir fa naa leen bu dee nekk teg si yoon si liggéey ma nga ñàkk ko dem Sénégal réaliser ko te le mérite parce que immigration fii li tax nga mën a dajalee mooy nga wàññi say bëgg-bëgg loolu mooy définition xoslu mooy nga wàññi sa bëgg-bëgg
parce que ñun bu ñu nekkoon Amérique bëgg dund comme ni américain yi dundee du ñu yónni Sénégal $100 par weer. dëgg la moom. mënuñu ko. dëgg la moom. bu doon dañuy ñëw fii boo jëlee oto da ngay jënd oto ba am 10 ans. parce que boo jëlee oto bu bees tey man yi boo ko fayee bu fekk jotee doo mën a envoyé sa yaay xaalis. da ngay dem xool koñ boo xam ne si fa la rent yi gën a yombee mais sécurité bi aussi fa la gën a manqué. nga dem dëkk foofu pour la nga mën a économiser ay xaalis. mën a dimbali ñi nga war a dimbali. parce que période li ngay am dafa yem si yow képp. da ngay sol sa benn jéem di ko sol pendant 6 mois. demoo cinéma. demoo club toppoo si yu la belle vie yi ñu mën gars yi si télé bi tax ñëpp di bëgg fay ñëw. yow loolu yàlla Sénégal yi ci bëri yàlla ñoom ngeen ci yem. wala de temps en temps nga xëy dund ñoo toogaat delluwaat si sa solaa su boobu xottu man. loolu moo mën a tax boo amee 10 000 nga mën a jot ñett. bu yàggee nga mën a am dara nga yóbbu ko Sénégal def ci dara. mais bu dee loo am yàqu ko yaa ki nekk Sénégal yéen a yem. loolu mooy loolu la nit ñi tamit comprendre lu. je donne un exemple dama dem Sénégal benn jour jël benn taxi. nga jël un taxi mooy mu yóbbu Thiès. rush hour heure trafic ay 5 heures taxi bi ni ma 15 000 francs. bon yàgg na tuuti quoi temps yi man Thiès Dakar 10 000 laa la fay. waaye ji booy bi ni ma 15 000 francs maa ko damay déposé Thiès ba ñëw. allez 5 francs. booy bi ni ma 15 000 francs. maa ko taw ko on y va. léegi que retour bi day jaar client. ñu dem ba si yoon yi may waxtaan ak man ko booy ñaata ngay versé par jour. mun ma 10 000 francs. moo ko da nga am 10 000 francs par jour mun ma lu ko ëpp. maa ko la mooy lu ko ëpp mun ma yeesaa ma versé am sama 10 000 yeesaa ma versé am 5 000. extra. man maa ko fay 15 000 10 000 la wala versé que liggéey na ma boobu ne presque 5 heures. au Dakar donc ça veut dire que li mu jot liggéey si suba gi yëpp. moo ko moom man li ma koy fay dala ci yow dala ko yóbbu Thiès. am na 5 000 francs bi mu jël ci essence. non léegi noonu ñëw 10 000 bu versé ko. que buy ñëw dana jëlaat ay clients si yoon yi daal di leen. donc journée bi jeexagul. donc mu kon pour dëggal moom li mu wax ko loolu mën na nekk. léegi man ko booyee man ko est-ce que boo mënee jënd 10 000 francs par jour. pendant 1 mois ñaata la. mun ma wax calcul ma ko de man ko 10 000 francs pendant 30 jours mooy 300 000. mun ma waaw ma ko 300 000 pendant 10 mois mooy 3 millions. ma ko donc pendant 1 an mooy 3 millions 600. ma ko boo ko defee 10 ans mooy 36 millions. ma ko nit nekk na États-Unis dafa 15 ans. ñëw Sénégal yorul 5 millions yi. yorul 5 millions yi mat ak dëgg am na fa de fa dëgg yàlla. maanaam il faut nga wàññi si bëgg-bëgg. trop bàyyi bëgg bay bu pare ka seef. denc ka bàyyi yàq ñëpp. man ko bu dee yow girée nga. man ko boo dajalee 10 000 francs pendant 1 an jëm si tax bopp. that's true. dutoo liggéey ak kenn. that is true 10 000 francs yooyu di dugg si yow. mais dañ koy xeeb. léegi organisation bi aussi. mooy li ma wax dañ koy xeeb. parce que pour yow 10 000 francs yooyu je préfère nga dem lekk ci 5 000 francs dibi. ànd ci sa benn copine wala whatever nañ def ci caay whatever mais ko bu jënd ci diw. yow nga yaakaar ni yow laa ngi continue. mais boo lu ki nekk Amérique même chose lay li ngay liggéey loolu lay liggéey mais day wàññi ay bëgg-bëgg. day wàññi bëgg-bëggam dëgg la de moo tax mu mën a ñëw tabax këram. waaw kooku moom dëgg la te loolu wax nañ si raise awareness mooy réveil des consciences si xaalis ni ñu koy manipuler. parce que Sénégal xaalis baa nga fa. nit ñi dañuy liggéey xaalis xoolal jigéen ñi xaalis bu ñuy liggéey. mais fan lay dem yàq ay puukare yoo xam ne amul benn njariñ. mu nekk ay waxtaan yoo xam ne war nañ si waxtaan pour yéen nit ñi parce que pauvreté ba fa nekk. mais ñun la. ñun ñoo ko créé. premièrement da ngay nekk koo xam ne dafay liggéey mais ñun waa Sénégal duñu xalaat suñuy sët xam nga tubaab lan mooy différence am ak ñun maa ngi koy waxtaanee rek démb. mooy tubaab dafay xalaat ay sëtam moom du xalaat rek tey. ñun nag boo ne nit mën nga denc defee 5 ans nga mu ne 5 ans. loolu moom bari na. mais ñii dañuy xalaat ne dans 20 ans sama dinaa am 36 millions. mooy li nga doon wax léegi. 36 millions yooyu boo ko amee say sët rek defar nga seen àddina. mais ñun duñu xalaate noonu mais à chaque fois ñu ngi am xaalis bi mais ñu ngi consommer. dañu def benn survey fii au niveau des États-Unis ñu gis ne y a presque plus de 43 millions d'Américains africains. ay nit ñi ñuul. si population américaine presque 44 millions. chaque année dinañu make lu mat $1 trillion. 300 million. ok 1 trillion loolu xam sax ñaata la si xaalis. that's a lot right. mais ñu seet ne 1 trillion boobu ak 300 billions yooyu. presque 1 trillion bi si jënd bi la nekk. jënd si nit ku weex jënd si Chinese bi jënd si naan bi mais pas jënd si nit ku ñuul. nga xam ne ñun ñoo andi suñu pauvreté bopp. ñoo ngi liggéey ñoo ngi am xaalis ñoo ngi immigré fu nekk di liggéey mais xaalis bi du dugg si suñuy communauté ñun nit ku ñuul. mais ñu ngi koy dugal sa Chinese bi. tey boo demee xool Sénégal mais nit ñi ñuul ñaa nga fa woon di liggéey xale yu góor yu si bari soxla ñu woon di dem bitim réew. ñu ngi woon foofu am seen i bitik si Sandaga.
mais léegi lan lañu gis immigration bu jógee fële ay Chinese ay yeneen nit dëkk fa ñëw teg fa seen business nit ñi bàyyi fa Sénégalais yi jënd si ñooñu su ko defee ñooñu bu seeni business tëjee ñu wax ko génne dem génne boobu dem mooy li ñuy waxtaane nii tey mais bu ñu jàppalantewul suñu biir nit ñu ñuul ñi investir ñu si nit ñu ñuul ñi pauvreté du jóge si africain te loolu si Amérique gii am na fi am France am fépp nit ku ñuul mooy xalaate noonu il faut mentalité yi change il faut mentalité yi change lii di Malick wax sànq na laay bañ a fàtte bëgg si dellu si wax na par exemple nit ñi di nekk bitim réew liggéey fi ba sonn kenn xamul lu ñuy daj ku ne xam na ne fi lu ñuy daj ñun duñu ko tiitaroo dafa metti nga dem Sénégal di ko passage pare di won nit ñi da nga dem bitim réew ñëw loolu incité xale yi pour que ñu ne ñoom is dañu bëgg dem bitim réew mais Sénégal aussi war nañu changer seen mentalité si pour que loolu moom lu dëgg la parce que li naan boo nekkee fii di palais wala nga nekk chauffeur de taxi wala sécurité garde wala nga nekk jaaykat mën doon nga dem Sénégal yow fi mu toll yow mën ngaa dajale $10,000 yow xam nga li ciy daj ñu ñëpp xam ñu $10,000 nga dajale bon man dama par personnel man ku nekk si bopp ngay xam man loolu par exemple man samay mbokk suñu waa kër man bi ma lay éduquer ci la réalité ñoom yàgg na et puis am naa rak yu voyagé am naa rak bu fi ñëw donc gis na li ngeen di daj ma sama rak ñëw na fi daf fi 1 mois que ma léegi dugg sama néeg waaw que loolu boo ko yaayee na la mën a nekkee booy bi bii dafa ñëw fekk ma si samay may def samay tour maa ngi ko récupéré Denver ànd ak moom di tuur ak moom ma 1 mois am jeex ñuy dem dëkk dëkk buy ànd ak muy France wala bi moom mi mu demee Sénégal moom loolu dafa kenn mënu ko imaginer moom mi mu demee comprendre donc il a fait du tourisme il a vu gis na ay dëkk yu bëri mais moom léegi moom ñëw rek exil Californie dëgg la xoolal ma lii rek que def na fi 1 mois waaw that's amazing donc pour te dire rek lépp dafay metti mais gars yi dañuy dem Sénégal par exemple yow et puis loolu pour man dof la tu n'es pas intelligent parce que bu dee da nga ñëw sonn may bëgg a dee dem yaakaar ko que yow coono boobu moo la jàppal sa réew yaakaar naa boo delluwaatee sa réew bu la yàlla may tuuti da nga ko war a dugal forme si ëllëg si biir fa la seen noflaay di nekk mais pas loo xam si daf lay parce que aventure boo gis dafa am mucc adduna boo gis loo gis adduna dara du continuer parce que boo ñëwee nekk un aventurier par exemple amoo ay health care amoo ay retirement plan da ngay liggéey moo tax yeesaan gis nit di aventure ma may 70 ans 80 ans nga gis ko bu léegi naan dafa paa di ñibbi war ko mais di ñibbi si wul du question dafa bëggul ñibbi wala tax bu ñibbee lu muy def dëgg la loolu dafa jar a sóoraale immigré buy génn war nga war a sóoraale ses retour parce que bëgg naa ñibbi mais lan ngay ñibbi Sénégal moom boo demee da nga am foo dëkk da nga am foo tëdd loolu lépp da nga am loo leen mais condition yi nga xam ne yow tàmmal nga ko fii boo ko amul doo ko def at da nga dee wala da nga ñibbi si waat da nga ñëwaat fii amee léegi nekk un vieux de 70 ans ba pare continué waat di xootluwaat donc loolu dafa nekk loo xam si tout immigrant moom war na cee bàyyi xel sa retour li ngay am fii nga bañ ko yàq même ñi nekk Sénégal aussi ñoom tamit c'est valable pour tout le monde li ñuy yàq si xew yi li ñuy si ay si parce que seen doom yi duñ ci xalaat doom yi sa éducation doom moom mooy tax yow son loo ëllëg si benn mën cee génn moom moo tax aussi yow sa ndoo askan sax ngeen mën cee génn ay sacrifice lay def mais le Sénégal ne se sacrifice pas pour sa famille parce que ñun ci ñun Sénégalais ñoo am compte épargne pour say doom ni par exemple pour sama doom bu amee bac bu demee université léegi man comme xale bi nangu naa jàng gis naa ni la mos ami bac chaque fin de mois naa ko dencal benn 10 000 francs comme ça bu eggee université au moins ma am benn 2 millions moom si dama koy teg ci loxoom ni ko mu mën cee démarrer xale yu jigéen yu bëri seen njàng mi yàqu Sénégal ndax loolu dañuy dem ba nekk Amérique dañuy dem ba dem université du moins dem foofu amuñu plus les moyens seen parents yi amuñu moyens ñu dugg si lox mi si kon situation moo leen ci dugal man dara fekk leen ci seen njàng yàqu loolu mooy suñu point bi ñuy bëgg a dugg mooy studying bi ñuy wax nit jóge bitim réew parce que ñu bari dañuy bëgg seen doom dem bitim réew jàng mais xamuñu réalité bitim réew fii jàng cher na fi cher boo xam ne mën nga wax ne benn université rek par année mën nga si fay ab 20 millions mbaa ab 30 millions par benn année xale bi war fa nekk pendant 4 ans waaw léegi yow bu fekkente ne parent boobu xale bi bu ñëwee fii déjà étudiant du fi liggéey xanaa mu nekk liggéey clandestin mais étudiant buy jàng fii visa façon visa bi ngay am mënoo liggéey fii
mais nag man nga gis ku am salon mbaa nga gis ku am boutique am nga dem di leen jàppale te loolu xam nga c'est pas underground lay doon donc 10 millions 20 millions par année pour nga war ko mën a fay metti na si xale yi moo tax yenn saa yi ñuy ñëw di def nag sa lu noonu mais parents yi wax nañu ban jàng na ngay wax parents yi ñoom ñi nga xam ne ñooy envoyé seen doom bitim réew pour ñu jàng te duñu xam condition bi xale bi nekkee si dëkk ba muy jàngee bon kooku c'est problème loolu problème la mais de toute façon dans la vie li ma wax il faut être réalistique you have to be realistic in life yow boo nekkee un enseignant am un salaire moyen de 200 000 francs par weer tu multiplies ça par 12 yow amoo sa 4 millions par weer sa salaire amoo 4 millions de salaire par an yow sa doom nga bëgg ko faire 20 millions de pour ses études parce que boo calculé diggante logement bi comme nga wax ay jàngam ak dafay mat dafay mat loolu yow léegi yow bu dee yow sa famille yow donc loolu yow bu dee nga am doom di ko bëgg rek mu dem à l'aventure yow xam nga ni kon yóbboo ko pour mu jàng parce que bu dee yow sa réew mi nga dëkk l'éducation n'est pas gratuite à plus raison dans les pays capitalistes donc loo ciy gis élèves yu bëri bu ñu ñëwee fii dañuy ñëw pour étudiant mais duñ ko eggale wala mu avant ñu ko eggale day yàgg dañuy dem ba am ñuy découragé bàyyi def yëpp am na ñoo xam ne si ñëw nañ fi jàng mais eggale wuñ ko man xam naa bokk naa ci xam nga toi da ngay dem si digg bi nga xool nga ni waaye lii daf may tardel xam nga sama morom yaa ngi ñi nga ci réussir mooy ñi nga xam ne par exemple am nañu ay parents yoo xam si mën nañu leen fay seen njàng ñoom ñu fokk si njàng ñoo jàng fii si benn temps bu gaaw 4 ans pare ci mais bu dee nga ñëw bëgg a boole liggéey bi boo doon def 4 ans 8 ans la lay jël wala 7 ans pour de pare parce que dafa am benn moment moom si papa da ngay tëb toute une semestre rien que pour mën a jàng parce que mënoo jàng di def étudiant nekk étudiant di liggéey bu ndaw ba pare yow vraiment jot say waajur bëgg encore léegi au lieu yow ñoom ñu la fi nga jàng ñoom léegi ñi lay naan Western Union ñoom dañuy telle sorte dañu dañoo laa yàkkamti loolu mooy sacrifice bi ñuy wax sànq il faut que parents yi di nangoo sacrifier pour seen doom yi il faut ñu culture boobu ñun ñu koy développer ñun suñu biir sacrifice bi nga parce que doom boo bëggee mu réussir ëllëg si biir man j'ai toujours l'habitude de dire benn chose ni par exemple dañoo benn aar boo xam dañu naan sa doom yi bu ñu màggee jàppale ma man kooku dama ko contre man waaw c'est le contraire man mënu ma am 30 ans wala 32 ans am sama benn doom di xaaraat encore beneen 30 ans encore pour sama doom boobu man yor ma léegi miin waaye man moo la toog ma di def la mooy li ma wax moo tax na il faut que ñuy nangoo sacrifice bu dee yow da ngaa jot si famille boo xam ne si dafa laaj ay sacrifice yow sacrifice il faut faire ses sacrifices investir si sa njaboot comme ça ñeneen ñi beneen génération bu ñëwee mu yomb ci ñoom mais bu dee yow bëggoo jël sacrifice boobu mais doo dem dëgg la loolu de doon naa ko waxtaane ak daal mu ngi si bi di ma dégg lu bari mooy que ne yow dangay jàppale sa doom mu dem doom jooju bu demee mais dafay am ay doom moom tamit mais su fekkee moom dafa war a wàññeeku fàtte ay doomam di def fii si gannaaw ndax lay toppee doomam pour te dire pauvreté bi il faut mu am fu mu yem foog ñu dagg ko nañu sacrifier si xale yi nañu parce que loolu jamono bu njëkk ba la woon léegi jamono bi dafa changé xale boobu dafay am sa ay doom moom aussi war na préparer ay doomam foofu loolu moo tax yenn saa yi doo gis pauvreté si dëkk tubaab yi parce que ñoom seen doom seeni sët dañu leen di visualiser si seeni activité bëgguñu seeni sët ñëw te fekk ñu fa dara ñoom focus ñu si seen doom ñoom si seeni sët la ñuy focus mais ñun au niveau du Sénégal da ngay toog ñu naan laan bàyyi ba sa doom màgg bu màggee di nga noppalaku mais est-ce que yaa ngi investir si sa doom ba mu war laa mën a noppal te pourtant bu xew amee de tey jii mbaa nga bëgg joxe ji ak premier cadeau pour sa doom bu góor dina la jaral nga bokk am na ta ñu sotti la 1 million ba 2 millions boo xam ne mënoon nga ko investir si sa doom mais danga naan dañ ma ndeyali fële dem toog ñu tegal la say valise ngay def say yooyu ñuy def yow fekk na sa doom mu ngi si biir kër gi amul liggéey bëgg jàngi mënul jàng amul métier te xaalis boobu waroon naa mën a dem si moom dañ bi going backward waay donc culture bi aada yi moom de façon comme li wax toujours aada yi ñoom bu leen arrangé ñu daganal ko bu leen arrangé wul ñu ne loolu dafa xew yi donc loolu lépp dafa nekk ay contexte yoo xam si
lépp luy poussé booy yi tamit pour ñuy génn loolu lépp. ci la bokk ci la bokk. ci immigration bi la. loolu yëpp affaire ay conséquences la conséquences yoo xam si séquelles yoo xam si day gën di reproduire. mais nag man pour man ci solution yi toujours comme que ci la ñuy war a tëjee nii. nañu xoolee comme que ñun suñu sous-sol léegi yàlla def na. naat na dëgg yàlla war nañu ay xew yoo xam ne si xëy na làkkoon na ay temps léegi yàlla def na ko. nañu yàlla may ay leaders yoo xam ne si. dëgg yàlla dañu changé. visionnaire yi si leader de xale yi. ñu am vision xale yi. dëgg la que ñoom ñu bañ a fàtte ñoom tamit ñu nangoo def ay sacrifice. parce que bu dee dafa nekk dëkk boo xam si boo xoolee Sénégal. mu nekk ñetti corps yoo xam si boo xoolee administration Sénégal moom la ñuy fay muy corps santé. ak paramilitaire. policiers yi ak gendarmerie yi ak kii. ak enseignants yi. boo xoolee éducation boo xoolee ñetti corps yooyu mooy ñi nga xam ni Sénégal ñooñu salaire xaalis Sénégal bi bisu dafay dugg. bu dee les salariés parce que ingénieurs yi nga ay benn lañu. que ñenn ñi sax am na si ñetti corps yoo si mën nañu cee dugal. donc li ma bëggoon mooy boo xoolee maanaam économie Sénégal ñu koy absorbé. ñu tuuti ñoo koy lekk ñoo koy dundee. que ci ñu tuuti ñooñu di ko pourcentage boobu di ko dundee. nga ne suñu salaire ñooñu maanaam les contribuables agents de quota frais si ñoom lay dugg. dafa am encore benn marge bu ndaw benn 10% boo xam si les élites ñoom ñooy lekk lépp. loolu lépp aussi dafay recruter si suuf. dëgg la c'est pas monde. conséquences te conséquences yi ñëw parce que bu dee da nga ñëw nekk un président avec nga am caisse noire boo xam si ay milliards ñu ngi ci. mais alors que y a un petit boo xam si jàng na fa amul un diplôme. léegi ñu ne le président na benn caisse noire ñaata milliards moo ci nekk. ñu ni ak yeneen corps yi mu créé yooyu ñoo ay assemblée kii au conseil des collectivités rurales yooyu yëpp naan ñëpp ay caisse noire. boo xoolee caisse noire mairie caisse noire tous ces caisses noires yoo xam si moo tax ma ne dafa benn élite boo xam si li booy yi mënoon li poussé booy yi dem tam loolu yëpp da ciy joué. da ciy joué conséquences da ciy joué parce que booy yi dañuy xool ñooñu. di leen ñee. dëgg la parce que dañu naan kii gërëmoo ko ma fay. dëgg la xam ne ñoom mu ngi ñëw ci foofu parce que c'est pas des politiciens. léegi ñun léegi man tamit parce que politiciens yi tamit mooy dugg si gouvernement bi. ñëw si koñam. dafa fay R+4. alors que salaire kese la wala am. dëgg la booy di gis loolu lépp. booy di détégee loolu lépp di poussé booy ñuy dem ci la bokk parce que dañuy dem à la fin ils en ont marre. dëgg la ndeysaan. amul affaire c'est pas équitable. frustration. c'est pas équitable pour un pays pauvre comme le Sénégal man j'aurais préféré que salaire yi ñu gën a équitable. man ay ministre salaire yi ñu fay ministre yi maanaam les députés yi. privilège yi ngeen di jox. si dëkk bu pauvre yi noonu marché à gré gré yi gars yi di jox que ñun ñëpp xam nañu Sénégal marché yi dañ koy joxe toujours pour gars yi di ci kàddu ñëpp xam nañu ko mais wala ñu wut benn système boo xam si moom mooy gën a. investir si jeunesse bi mooy gën a investir si jeunesse bi. ba pare loolu ñooñu di fooy xaalis boobu gars yi nit ñi di fooy des milliards et des milliards. ñu xool nga lañ ko mën a récupérer. def ko si dëkk bi ko si jeunesse bi. parce que privilège yi jox les hommes politiques. dafa bëri que seen liggéey seen njëriñ si réew mi dafa bëriwul. nañu fal ay panafricanistes ay gars yoo xam ci Sénégal la ñu gëm seen réew la ñu gëm. il faut nga gëm réew mi de. faut nga gëm réew mi gëm jeunesse bi xam ne si jeunesse boobu président de la république nga fay. mais lu tax booy bi ñu jàppale leen booy dañuy immigré bu dee yow ministre député président wala DG boo feebaree France ngay faj waa Amérique mais booy yi xam nañu kon fee fi ngay dem di faj fa la lépp nekk. ñu dem ñu rey bu dee yow Sénégal ñoom bu ñu nee nangoo toog Sénégal vacances Sénégal boo amee vacances nga dem. investir si Sénégal booy di gis loolu. bàyyi seen xaalis Sénégal bàyyi seen xaalis Sénégal mais bu dee yow boo nekkee un président boo paree retraité boo retraité nga dem dëkk Tugal wala Europe nga dem dëkk foofu. mais yaa ngi mën su population fii. fii dara amu fi fii baaxul. fii amu fi parce que yow yaa nekk le premier leader que yow joxal la bon exemple. message la. man côté boobu laay condamner les hommes politiques. dëgg la moom. dañuy li ñu leen di l'argent du contribuable li ñu ciy profité dafa bëri. ma pare ñoom li ñuy dugal si réew mi la bas peuple li ñuy bénéficié dafa bëri. dafa tuuti dafa néew. amul benn proportion la. dëgg la jërëjëf Ben. thank you so much dañuy dem jël pause après nag bu ñu dellu see ñu conclure ñoo ngi si feewu show bi. rek di laay baax jërë ngeen jëf.
Sénégal suñu réew lu jamono suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp jox seen xalaat maam lu jamono suñu réew baax réew baax suñu gaal gi moom lu musa suuf voilà jërë ngeen jëf dellu si waat nañu fii si MyWACP Women and Children Platform fii si sunukër.com di leen remercier si déglu bi ngeen toog di ñu déglu waxtaan bi neex na trop bëgguñu sax mu jeex mais suñu temps bi jeex na ñu conclure rek ak benn rajo aussi mu ngi si ligne bi benn suñu message à chaque fois dañuy bëgg si fin bi ñu xale yi ñuy déglu ñu am courage dañuy bëgg a empower xale yi inspiré leen parce que situation bi metti na ku nekk ko xool sa bopp xam ne bëgg nga tekki bëgg nga am dara xam nga bëgg nga takk jabar bëgg nga gis sa benn nit mën ko dimbali it's just like bëgg nga grow nga expand mais te situation bi au niveau du Sénégal metti na te li tax émission bi ñu koy def en wolof pour wax ak jeunesse sénégalaise bi moo tax si problème yi si monde bi ak nag lañ ko mën a xam nga jëlee take it bu pare nag move on dem def dara set say goals comme ni may wax si show yële passé mais immigration bi nga xamante ne bi xale yi ñu bari bëgg nañu génnee ñun ñoo ngi bitim réew xam nañ li xew mais aussi xam nañ ne Sénégal dara am na fa comme ni ñu wax léegi dara am na fa même boo mënul génne même su fekkee moyens yi mayu la amuloo fenn foo jaar dañu bëgg xale yi commencer utiliser seen mind xalaat lu ñu mën a def foofu ba boog génne possible lan ngay wax xale yi lan ngay ban message ngay jox xale yi si loo xam ne ñoom ñu ngi foofu au niveau du Sénégal te mënuñu génn mais ñu ngi toog jaaxle di xalaat di frustré xam nga bu mën leen yenn say sax duggal si ay affaires yu ñaaw yoo xam ne waruñu ko mën a def lan mooy sa message pour xale yooyu. bon message bi may jox wax xale yi mooy dans un premier temps mooy àdduna lépp loo gis il faut avoir de la patience. nga bañ a yàkkamti. pour ñee kenn. gëmal sa bopp. gëm sa wërsëg. gëm sa destin. parce que ñoom ñoo ko wax l'islam moo wax mu ne ku nekk yàlla ku mu bind rek am nga sa destin. donc àdduna tamit bu jeexagul lu nekk xaj na ci. donc mar boobu na tax a naan. tuuti gis sa moroom am dara yéene ko jàmm li mu am yéene ko ko. mais yow tamit. xamal ni tamit sa destin yi ni ngi si kanam. xëy na amagoo kër ren. mais yàlla mën na def ma laa déwén nga am R+5. xëy na waa ji ren terrasse la am. yow nga xool ko sa xel nga xaw a yàkkam sa àdduna tuuti. mais yow xamoo ni yow sa destin R+5 ni nga kanam dina xaar. donc loolu mooy il faut nga nangoo muñ. mooy patience bi que l'islam moom moo ko njëkk a wootee parce que boo gëmee yàlla tamit. lu am da ngay nangu ni yàlla moo ko nangu. moo ko nangu. mais après aussi li ñu naan yàlla tamit yàlla bay sa tool. ngeen bañ a toog il faut prendre sa destin il faut nga jóg en main. be creative. il faut be creative am góol. bañ a découragé adduna tamit boo ci bëggee réussir il faut nga xam loo bëgg. adduna mënoo ci nekk di tâtonner. déedéet mënta nekk. mënoo nekk adduna bi dañ ni boo bëggee réussir si adduna. da ngay xool loo xam si moom nga bëgg. lu tax loo xam si moom nga bëgg parce que boo jëlee métier comme si bëggoo ko doo fa yàgg. doo fa yàgg. que bu dee da ngay def métier boo dem essayer tuuti néewul nga demaat si beneen. boo deful nang am ndaw dafa gaaw diggante 25 ans ba 45 ans. gaaw na gaawaay boo xam si boo amee 18 ans 20 ans la doo ko xam. parce que yaakaar ni man léegi rek yooyu foofu dafa eggagul. mais booy dugg 25 ans bi nga naan nga 40 ans. day mel na un clin d'œil. que boobu bu la fekkul yow nga pare. xam li nga bëgg si sa àdduna. mooy li ma bëgg wax mooy boo bëggee réussir si àdduna da ngay xool loo bëgg. si àdduna nga koy def. que ba pare nga koy def toujours. ma pare nga koy def noo ko mën a defee moom gën a baax. njariñ li soo ñëw. parce que mënoo di def liggéey doo ko def comme il le faut. ma pare yàkkamti ko ma pare nga bëgg ci am réussite bu baax. àdduna amul dara lu koy sotti si benn fan. dara sotti si benn fan. bul rëy. il y a pas de sot métier. il y a pas de sot métier. affaire yi bul xeeb benn façon métier quand nga sàccoo jaayoo drogue ne ko dafa lom si sa diine daf la ko tere. wala sa yaay bu ñëwee fekk la ci daal di sëgg. pour man il y a pas de sot métier. man maa ngi ñuy toog naa fi États-Unis presque 25 ans. di leen nettali bi ma nekkee Côte d'Ivoire 86 31 ans avant. doon waas foofu ay jën. te pourtant mënoon naa bañ wax. mais je le dis fièrement. avec fierté.
avec fierté. Je suis un homme politique. mais awma kersa taxoon ni man bi ma nekkee Côte d'Ivoire 86 man dama doon gratter poisson dans le port de San Pedro. parce que je le faisais dignement. parce que si loolu parce que loolu moom si loolu mooy bokk c'est pas ça ci nga xam ne moom moo ma defar man si tey li ma doon. donc jaar-jaar bi dans la vie y a pas de regret. soit on apprend soit on gagne. loolu moom si àdduna. amul benn regret looy def lu bon sax dañ ci am loo ci jàng. donc loolu daal mooy li nga xam ni jeunesse bi Sénégal bi ñu laa leen di dénk. na ngeen fier. il faut fier d'être Sénégal. am nañu xëy na suñu homme politique ñiy jaay suñu dignité. mais na dañu xam ni bu ñu keesoo dañu gis plus de 13 millions yoo xam ne si ñoom ils sont dignes d'être Sénégal lépp lu ñu am Sénégal moo leen ko gën moo leen ko gënal. ñi bëgg a génn tamit jom gi leen tax a génn tamit yàlla na jom googu yàlla na ko yàlla tourné. ba mu nekk ay xéwal bi di Sénégal am na ñoom léegi ñoom ñu ñëpp ñu bokk. ñi nekk bi réew ñibbi. ñi bëgg a génn moom c'est bon parce que boo génnee da nga loo jàng mais nañuy génnee ak beneen kàddu moom si bu ñu génnee dañuy respecté maanaam du ñu nekk ay benn gaan moom dañuy xool toujours comme di ñu pointé du doigt xam nga nañuy génn ak fierté ñu nekk une population moom si bu ñuy génn dañu naan Sénégalais yi kat ay borom xam-xam lañu ay c'est des exemplaires nañuy génnee façon boobu pas ay daaj ay gaal ma nga ne ku ñu gisee ku ñuul dañu yaakaar fa nga jaar dëgg la noonu la ñuy def waaw suñu maam yi si gaal yi ñu leen dugaloon def leen ay jaam léegi ñun ñuy bañ léegi ñun ñu ngi dugg si gaal yi par force pour dugg Europe te suñu maam yi dañu leen doon yóbbu ñoom ñu doon bañ ñenn ñi di xal ko bañ a dem léegi ñu ne léegi ñu ñooy volontaire pour di dem pour di mu jëloon bi sax ñoom ñu xaw te foofu ngay dem ñoom ñu ngay ñëw sa dëkk yow dafa jël dafa gën a baax di fa jël dafa gën a baax di ko yóbbu seen dëkk wan jax nañu toog xoolaat waaw it's time jërëjëf jërëjëf Ben jërëjëf thank you so much Rabi waaw ñoo ngi conclure ak Ben si émission tey bi waaw c'est vrai Ben yow jox dëgg yàlla jërëjëf yow sa li nga indi ci apport ci show bi vraiment intéressant c'est éducatif vraiment tu vois donc man pour conclure ci affaire immigration bi ak population sénégalaise bi man li may wax moom mooy dafa war a toucher couche yëpp muy couche gouvernement ak parents yi te parents yi aussi damay delluwaat toujours si ñoom rek gars yi papa yi bu ñu góorgóorlu ci jeunesse bi def ci liñ ci war a def yàlla mën na am xale yi seen xel du nekk ci dem di immigré yi dem dugg ci yenn situation yoo xam ne mën nañu sax dee jigéen ñi yàq gi ñuy yàq ci xew yi boo amee si doom bu góor nga bëgg bu gaaw takk jabar pour jëndi la ay teraanga mais buñ la jëlee ay teraanga mais teraanga yooyu boo ko jëloon nga boole ko dimbali sa doom xool sa doom sa beneen doom wala kii kan laa mën a dimbali ci lii ma yor nii pour mën cee mu mën a fructifier pour indi leneen loo xam ne dafay avantager famille bi avantager communauté bi avantager monde bi tu vois donc immigration bu nga dee wax day delluwaat ci fu famille yooyu yëpp gouvernement famille et tout ça donc xale yi comme li Ben wax nañu am patience dañu am patience sa bañ di xool ñeneen ñi ndax boo xoolee ñeneen ñi rek da ngay daal di commencé yow sa fàtte yow sa bopp yow xam nga donc mën nga def ay goal comme ni ko waxee bi toujours def ay goal am sa vision jéem a suivre nag sa vision boobu no matter what jërëjëf loolu boo ko defee yàlla mën naa am léeg-léeg sa xel du nekk ci dem di immigré ci beneen dëkk di commencé war a commencé à zéro nga xamoo yow da nga dem ci dëkk boobu loo fay fekk xamuloo waaw donc loolu rek laa am bëgg a conclure ci affaire immigration ñu wut ay solution daal parce que am na ba pare immigration bi c'est un fait dafa am ba pare léegi nag dañuy commencé nag léegi di wax ci solution yi nga xam ne moo ñu mën a dimbali pour sauver suñu jeunesse pour sauver suñu jeunesse nañu insister ci solution yooyu naka lañ ko mën a aborder gouvernement bi naka mën a aborder am ay technical school xale leen jàng métier toog Sénégal liggéey Sénégal comme ça bu ko defee dañ éviter erreur yu bari daal ci suñu dëgg la lépp pour la jeunesse sénégalaise yaa nañ si yàlla jàpp yëpp pour la jeunesse sénégalaise dëgg la yaa na si ñëpp jàpp parents yi ñu ngi leen di woo gouvernement bi képp ka nga xamante ne ki am nga xel am nga xalaat am nga xam-xam ñu ngi lay woo vraiment pour la jeunesse sénégalaise ñu jàppale suñu doom yi créer ay structures yoo xam ne xale yi immigration bi dina wàññeeku loolu mooy woon émission bu tey bi ak Ben Fa dinañ dellu si waat ak Ben parce que lii lañ koy continuer encore aussi may rappeler nit ñi sama livre bi nga xam ne moom laa bind au niveau des États-Unis
dina génne dans 1 mois incha allah lan mooy góoru livre bi mooy pour dimbali am ay shelter pour taalibe yi jigéen ñi aussi dama ko fàtte mentionné ñu am counseling service jigéen ñi sax problème yi bari na yenn saa yi ñu bëgg wax du ñu am ku ñu waxal yooyu yëpp mën na andi ay feebar si ñoom ay counseling service counseling centre yoo xam ne mën nañ ko def throughout Sénégal pour suñuy doom ya fa nekk suñuy rakk suñuy mag ak képp ka nga xam ne yaa ngi foofu am njaboot soxla ku la dimbali di ko def aussi pour xale yi nga xam ne ay orphelin lañu amuñu ku leen jàppale ak xale yi nga xam ne ay handicap lañu loolu mooy góol bi tax ma bind livre bi pour que lépp lu si génne mu mën a dugg foofu may woo bépp Sénégalais fu ngeen mënti nekk nañ leen booloo nekk benn liggéey jàppale suñu Sénégal loolu mooy tax Darboe ACP nekk fii si suñu kër di wax te duñu sonn duñu tàyyi dinañu wax ba keraa ñu def commencé di jël ay action pour dimbali suñuy doom yi nekk Sénégal dimbali jigéen ñi pour suñu Sénégal gën a naat jërë ngeen jëf dinañ jël saat ak yéen next Tuesday mardi bi di ñëw incha allah Darboe ACP fii si sunukër.com thank you yal na yàlla defal ñëpp jàmm benn thank you so much mënuñu la fay yal na yàlla fay xalaat ñi rafet nañu jekk nañ dinañ jël saat defaat beneen émission incha allah jërë ngeen jëf thank you so much thank you Sunukër FM